waaw asalaamaaleykum. ñu leen di ñaan maa ngi leen nuyu nañuy gërëm di leen góorgóorlu ñu respecté ndigal. jamono tere yi ni moom la nguur gi santaane. dafa dans un premier temps nañu fexe ba suñu loxo yi set wecc jamono buñ toll nañu di koy raxas wala utiliser gel hydroalcoolique bii mu yore nii. gannaaw loolu ñu éviter ndaje yi éviter tourte yi éviter xumbal yi éviter ceyti yi éviter ngénte yi ñu xam ni day suñu mucc ñun ñoo si war a taxaw en premier lieu fexe ba set fexe ba éviter bépp bu nga xam ne daje lu war a bëtamu si képp ko ñëw si commune bi nag boo ñëwee nga jaar foofu raxasala ba set wecc soog a dugg si biir mairie bi laaj service bu ngay laajte. gannaaw loolu ñu ko formé au niveau de la commune benn comité communal de gestion de la lutte contre la pandémie du coronavirus. loolu lan la tekki moo di au niveau de la commune ñu dajee def benn comité bi ñu def si président ñu def secrétaire def trésorier. comité bi nag am ay commission benn commission bi moo di commission ba nga xam ne santé lépp lu soxal wér-gu-yaram moom moo koy saytu ak mboolem comité de développement sanitaire yi nekk si commune donc 5 communes yi ak seen ay ICP. ñu def beneen commission ba nga xam ne commission information éducation et communication ñoo wasaaral mboolem tegtal yi nga xam ne nguur gi santaane ko ñu jëfandikoo ko ngir mën a mucc si feebar bi. loolu mooy seen liggéey di dem si kër yi di dem si place yi fépp fu nit yi daje ñu war fa dem expliquer nit yi lan la ñu santaane surtout nañu éviter mbooloo bu bari bi. am benn commission boo xam ne tuddee commission mobilisation des ressources parce que dañu ne lii guerre la ñëpp si war bokk kon ku nekk war nga indi sa dërëm. loolu ay nit gannaaw loolu ñu gën góorlu si xale yi na amuñu ndaw yi jàngatuñu école wante tam aussi bu ñu profité si lii ñu yaakaar ne dañuy jël vacances dañuy toog si biir kër yi di nafar di jàng alxuraan. waaw ñun bu ñu nekkee bu ñu feebar bi déclenché dañuy njëkk a woote fi réunion sensibiliser population bi ci déjà luy feebar bi parce que feebar bi musiba la ndax musiba feebar boobu mu di gis nag set moo koy xeex. nan lañ c'était sunu kër c'était sunu mbedd yi c'était sunu bopp ñun ñii mais surtout nag set sunu loxo parce que loxo yi ñooy yóbbu feebar yóbbu ko si bakkan yóbbu ko si bët yóbbu ko si gémmiñ kon loxo yi war na set à tout moment loxo bu set nag dañuy war a di dagg suñu weyi set wecc ñu liggéey si. gannaaw loolu ñu li président di def boole si li commune bi di def commune bi kese mënul attanul luy jël en charge lépp luy soxla population bi au niveau de la commune de Ronkh kon ku nekk war nga si def benn geste c'est un geste citoyen c'est un geste humain geste citoyen boobu day woon man mii kat atum corona bi participer naa si joxe woon naa si temps ku ko def doo ko fàtte moom ku ko def population bi du ñu fàtte moom kon ñu ngi ñaan ñëpp nañu approché aussi commission boobu ndax ñu def la collecte des contributions volontaires yi nga xam ne nit population commune de Ronkh ñoo ko defee nit yi nga xam ni intervenir économiquement au niveau de la commune ñoo ko def bu ñu ko defee ñu dajale xaalis boobu incha allah ñu xool na lañ ko war a utiliser jënd ko ay produits jënd ko ceeb jënd ko diwlin pour que population yi xam ne ñuy toll si diggante ñu mun leen jàppale. nguur gi danañu jàppale naam mais ñun dañu ni nañu jóg taxaw jàppale suñu bopp avant nga jàppal nguur gi di ñëw donc loolu mooy objectif commission boobu. ñoo am beneen commission bu am solo moo di commission suivi évaluation et accompagnement dañu gis ni que feebar bi dana indi ay gàllankoor yu bari ñu doon napp si fleuve bi mëntuñ napp donc loolu c'est un manque à gagner ñu doon liggéey yenn liggéey mëntuñu am ñu transporter dootuñu am xaalis oto yi gaare na plus maintenant béykat yi nga xam ne seen liggéey mënatul demee noonu ñoom ñëpp nekk ñi nga xam te am nañu ay jafe-jafe yooyu nag il faut ñu xam ñoo ñaan jafe-jafe bu paree évaluer seen li ñu ñàkk si pendant période de feebar bi bu ñu paree loolu xool nañ leen war a jàppale dimbali leen loolu nag dafa weesu kattan commune bi état bi moo ko yore donc daañuy def benn document ñu war ko jébbal au niveau de l' état pour que ñu jàppale population yi comme ni ñuy jàppale industriels yi entrepreneurs yi xam ne ñun fii am ñi nga xam ne amuñu entreprise mais seen daan doole lañu seen doole yi tey mënatuñu si utiliser parce que feebar bi ñëw na liggéey bi mënatul demee noonu loolu liggéey doo ko jaay mënatoo dem liggéey kon loolu dañuy am benn manque à gagner bu am solo manque à gagner boobu nag moom la commission boobu war a saytu au niveau de toute la commune def benn document boobu ñu saytu ko bu ñu paree
ñu remettre document bi à qui de droit pour xool nan la ñu war a mën a jàppale ñu nga xam ne waroon nañu am nangam amatuñu loolu parce que feebar bi jaar na foofu. gannaaw loolu am beneen commission bu ñu tuddee commission des sages mooy mag yi ni biir commune bi dañ leen boole ñooñu di jàppale si wet de population mais surtout aussi bu amee ay jàkkaar wala ay jafe-jafe ñu intervenir pour gën a jàppale parce que mag dafa war a mën na bay si réew mag yooyu nag dañuy yaakaar ne ils sont encore utiles si seen ay conseils ils sont utiles si seen ay intermédiation ils sont utiles c'est bépp fànn ba nga xam ne bu ñu leen sollicité ñu mën si liggéey donc loolu mooy 5 commissions yoo xam ni commune de Ronkh daf ko taxawal pour mën a xeex ak jàngoro bi donc loolu nag ñu ngi invité ñëpp nañuy respecter ordre yi mais invité ñëpp aussi nañu contribuer parce que xeebuñu benn contribution ku joxe dërëm sax fële sa doole dool la ñu ngi lay gërëm ku joxe 50 000 100 000 ñu ngi lay gërëm ku nekk ak sa doole fu mu toll ak sa xol lu mu attan le comité est preneur pour que ñu mun a ensemble boole suñu doole xeex ak jàngoor bi jàngoor boo nga xam ne fii guerre la guerre nag métti na mais oui kii dafa weesu guerre sax parce que guerre mën nañu ko jeexal ñuy xeex bu ñu nangoo xeex bu guerre bi jeex dañuy xeex guerre bi jeex waaw kenn ki bu nangoo mun nañ ko xeex bi jeex mais fii ñun dafa di ñaan noonu boo xam noonu bi kenn du ko gis ndax kenn mën a wax ak moom moo tax nag xeex bi xawuñu kan lay jeex mais pour mu jeex nag muy dépense ñun. buñ fa ñëwee. donc voilà loolu tax aussi comme ñun di nekk si aussi frontière bi ñu bëri xamuñ loolu parce que frontière moo di fa nit di jaar gis nañu que frontière yi am nañu jóge bitim réew mën na am ñu ànd ak feebar bi ñun waxuñu ne mais ku fi jaar war nga jaar si yoon normal mooy au Sénégal boo fa jaaree am na fa ay docteur ci contrôle nag am feebar amu feebar mais képp ku jaar feneen rek suñu di jàng France. loolu tax aussi comme ñun di nekk si aussi frontière bi. ñu bëri xamuñ loolu parce que frontière moo di fa nit di jaar gis nañu que frontière yi am nañu jóge bitim réew mën na am ñu ànd ak feebar bi ñun waxuñu ne mais ku fi jaar war nga jaar si yoon normal mooy au Sénégal. voilà boo fa jaaree am na fa ay docteur ci contrôle nag am feebar amu feebar mais képp ku jaar feneen rek suñu xel ñu ne léegi nañuy jàppale pour frontière bi ñu tëj ko kenn du fi jaar au niveau de teen yi nekk si biir commune de Ronkh am na 16 jàllukaay 16 yooyu nag moom la ñu force de l'ordre di ñëw. gendarmerie ak armée ñu ngi fi macha allah depuis boobu léegi ñu ngi fi au niveau de la commune de Ronkh di patrouille guddi di patrouille bëccëg donc ku ko doon ñëw fii tey xam nga tey mënut a jaar parce que ku fi jaar bu dee am nga doomu feebar bi balaa nga yóbbu feebar bi feneen Sénégal waa commune de Ronkh nga njëkk a jox kon nag ñun dañuy aar balaa ñuy lakkale donc loolu mooy suñu problème incha allah ñu ngi aussi gërëm force de l'ordre parce que ñu ngi fii di conseiller di waxtaan ak population bi di leen expliquer ñoom ñu wuñ fi pour dara. loolu indi moo di xeex ak jàngoor bi bu jàngoor bi demee ñu dem sa yoon mais gannaaw loolu tam gis nañ si aussi ñu ngi assurer kaaraange population commune de Ronkh parce que fii dafa nekk zone bu enclavé pour def musiba mun nga fi ñëw boo fa jógee bu la dàqee nga jàll dem Mauritanie kon loolu dafa laaj tey sécurité bi ñu ngi koy négocier ak ñoom bu maladie bi jeexee nan la ñu war a feebar Ronkh am benn poste de sécurité incha allah am nañu yaakaar dara am kon loolu mooy sunu mëbëtee mooy sunu combat fexe ba maladie bi bu jeexee état bi dimbali la ñuy am benn poste de sécurité commune de Ronkh pour aar nit yi aar seen ay biens aar également aussi Sénégal de manière parce que fii dafa nekk place bu ruqi surtout nag lu gën a ñàngal moo di barax bu nga xam ne mu ngi fii nekk si à plus de 1 kilomètre dans l'eau kenn mënu nit bu nekkee sax à 2 mètres de ce fait doo ko gis kon loolu dañuy ñaan population bi aussi adhéré si respecter consignes yi force de l'ordre di wax parce que ñoom ñëwuñ pour dara dañ fi ñëw pour aar ku la aar nag bu ñëwee da nga koy war a comprendre dimbali ko bu ne bu fi toog nga bañ fa toog bu fu dem nga bañ fa dem ñu def seen liggéey correctement ba maladie bi jeex ñu def. courant bi amul problème parce que Senelec rek moo koy jaay kuy jaay fii mooy jaay Dakar mais ndox bi dañu am problème parce que fii ndox bi fii ay AEP la du c'est des gestion communautaire la mais nit yi ñoo koy dañ fay des factures mais factures yooyu maa ngi waxtaan ak président AEP yi nan lañ war a rencontrer bu yore hydraulique au niveau de la région pour ne ko am na ñuy fay facture yi bokkul ak facture SDE bokkul ak facture Sen'Eau bokkul ak facture beneen société mais ay gestion communautaire la nan lañu war a fexee ba population bi yëg ni seen bopp que lu président maye facture ndox yi pendant 2 mois que ñoom daañu si bokk loolu nag dafa demande un liggéey benn liggéey bi daañu si ànd ak président comme AEP yëpp ñu xool ji si région bi nan la ñu war a fexee ba pendant si programme bu Macky Sall bu joxe pour la gratuité des factures d'eau parce que maire moom du technicien bu ñu ko doon tracé yëgu ko
kon mënu ko dévier ku ko wax day tooñ maire nit nag maire nangoon ku ko tooñ baal na la. mais ce qui est important ñi koy def ay techniciens lañu xam nañ lu ñuy liggéey ñoom ñoo kooku seen liggéey la du liggéey maire ñoo xam fu ñu koy jaarale ñoo xam fi ñu ko warul jaarale ñu ngi koy def l'essentiel pour ñun quel que soit Alpha le pont c'est pour la route là c'est pour relier à Rosso du Rosso Béthio de dëkk bu nekk nan la war a jéggi lëkkaloo ak Rosso Sénégal donc dëkk bu fi nekk rek sa diggante ak Rosso Sénégal tali bi dana fa jaar mu des nag léegi sa dëkk ak Rosso Béthio ko beneen affaire la mais c'est sûr que dëkk bu fi nekk yoon bi prévoir na li relier la ak Rosso Sénégal loolu nit wax maire si autorité la ku neex la ko wax mais la vérité jaillira un jour. am solo.